Mbaye sunu mag la tey moo ñuy conseiller mooy suñu conseiller tey il fait partie des gens yoo xamante ni tey ñëpp koy déglu ci zone bi nit ku baax la jàppale nañu tamit ba match yi nii chaque match dama koy woo laaj ko AVM mu jox ma nit bu mu xam boo xamante ni tey war na mën a tamit génn dara pour jox ñu ko mu jox ñu ko di remercier tamit rakk ji muy Birane Cissé muy nit ku am détermination di remercier tamit laay nga xamante ni ñoom ñëpp ñoo nekk zone 1 ak Baye Fall yi nga xamante ni dañu am détermination am courage tey fu ASC bi toll ñoo ko téye seen loxo ak ñoom wàddu ñoom Badara. waaw damay dellu si waat ci sa saison rek parce que comme mooy li may wax rek daaw nga da ñu nekk champion ren nga perte donc ñu difficile mais man problème bi moom mooy nga nekk jeune ba pare mën a canaliser c'est-à-dire li topp sa ginnaaw yëpp jëm ko ren année bi ci topp nga tartaan secret bi lan la. en fait je pense que fulla ak fayda dama ko am macha allah parce que koñ bi jeunes yi fi nekk déggal nañ ma te respecté nañ ma su ma ñëwee terrain lu ma wax la ñuy def ñi may ànd ñu bëree ma mag mais lu ma leen wax nañ ko def dañ koy dem def yi parce que bëgg moo waral loolu tey boo xoolee tey mbooloo yem quart de finale dafa amoon ay problème parce que dañu gagné coupe amuñu xaalis koñ bi ku ci nekk foog ni maire jox nañu xaalis mais je le dis devant les réseaux sociaux maire joxuñu xaalis peut-être ba muy ñëw ci veille bi la ñu jox 100000 pour transport ñu gagné coupe bi joxuñu dara dafa ñëw devant tout le monde maire dafa taxaw jox ñu 100000 na j'ai remis la zone 1 million de francs CFA mais c'est pas la zone de recasement mais c'est la zone 12 il faut que les gens sachent que c'est la zone 12 mais nekkul zone de recasement la jox 1 million yi loolu moo indoon problème bi après amoon nañ ay problème suñu biir ba ASC bi nar a daanu man leen nag du daanu yàllaa fi nekk ma ànd ak waa nag gars yi ñu bëri doon jàppoo am na kilifa yu bëri nekkoon di jàpp ci ASC bi dañu mujj a téye seen loxo parce que nee nañ koñ bi dafa bëri problème mais nawetaan moo baaxoo ak problème te daana gars yi nañ dem buñ demee yàlla lu mu ñu may ñu xam loolu yàlla dogal yàlla suturaal na ma ren am lu mës am ay loisir jox naa ko joueurs yi ay lakos yoo xamante ni maa ngi wut sama xaalis jox ko kilifa yi xam ñooñu doon jàppale ku ci tam bind sa tur jox la ko ak leneen ak leneen ak leneen loo xamante ni yàlla suturaal na ma maa ngi ko doon dindi suma poos di ko def ci ASC bi te gëm-gëm ak bëgg-bëgg moo tax ma ko doon def. kon Kër Massar tey soxla na jeune bu mel ni yow ci sport bi parce que tey gis nañ ne 2 ans wala 3 ans yi ci ginnaaw Kër Massar bokkoon na ci équipe yi nga xam ne même championnat petite catégorie bu ñu doon ñëw da nga xam ne ñii dinañ ñëw dëgën parce que espace bi ñu am la tey ñi ngi mën nañ ci citer benn nit boo xam ne tey mu ngi nekk AS Pikine joueur du Chérif mu ngi dugg actuellement ak suñu équipe nationale ci 23 yi tey boo amoon message booy lancé jeunes yi nga xam ne tey mu ngi nekk biir Kër Massar di jouer lan lay doon par rapport ak Chérif boobu. ok je pense que Chérif sunu rakk la nekk fii dëkk Médinatoul mu bokk ñu bokk benn zone la zone 12 de Kër Massar tamit muy doon zone bu dynamique zone bi mën li muy def di wax tamit ni Kër Massar dafa bëri ay talent caché tey boo duggee ASC mbooloo tey am na ay pas mal de joueurs yoo xamante ni tey ñoo ngi leen di gis AS ci Guédiawaye Football Club ko ci mel ni Bass Touré moo ñu jëlal daaw coupe bi moo ngi woon ay moo ngi GFC ku ci mel ni Léon André tey boo xool excentré GFC bi moom la peut-être dafa blessé ñu koy ñaanal bon rétablissement ku ci mel ni tamit pas mal de jeunes yoo xamante ni ñu ngi fii zone de recasement tey ñun suñu objectif tey mooy lan mooy ñun mbooloo dañ ko bëgg a jël tel ko société et ñoo ngi ci tànk yooyu société boo xamante ni dafay suqali mbooloo man damay yëngu ci wàllu transit tey dañu bëgg am j'ai des partenaires yoo xamante ni tey ku mel sama benn xarit bu nekk États-Unis Pape Gora ñoo ngi ciy waxtaan pour xool nan la ñuy def pour jël mbooloo wutal ko société boo xamante ni tey duñ soxlaati dërëmu kenn tey lu ñuy def mooy que tey lépp lu ñu am rek société bi dañ koy ñëw indi ko ci ASC pour mën a jàppale ASC bi pas pour jàppale ASC bi rek mais pour jàppale Kër Massar gi yëpp parce que tey boo xoolee dañu bëgg a jël à travers mbooloo jël Kër Massar mu doon benn genre club boo xamante ni tey mën na jaar ci mbooloo te loolu dañuy ñaan tey autorités yi jàppale ñu am stade bi te nag am naa ci yaakaar du ma jeune c'est pas parce que je fais de la politique ou bien mais tey am naa ci yaakaar parce que boo xoolee tey suñu benn kilifa su mel ni président Omar Top mu ngi dox lu bari ci wàllu sport ci Kër Massar parce que mu ngi jàppale petite catégorie bi parce que boo xoolee am na benn école football bi fi nekk dig na leen presque 25 jeunes yoo xam ne dafa leen war a yóbbu wuta leen ay passeport ñu dem di football extérieur di ñëw rek démb lañ ko doon defal benn final mu joxe fa loo yu bari tamit di ñaan ni kooku genre nit ñi mel noonu dañuy baax ci sport ku Kër Massar te j'ai vu tamit des partenaires yoo xamante ni ñoo ngi koy jege ñoo xamante ni man j'ai vu ñu entre ñu toog mu leen di ñuy wax ni bëgg nañ ci Kër Massar stade boo xamante ni tey
képp koo xam ne da nga nekk zone Kër Massar war nga ci mën a impliqué wu jël Kër Massar def ko mu doon comme une ville pourquoi pas comme la région de Dakar mais aussi tamit comme le département de Pikine mais aussi comme Guédiawaye dañuy dund sport pourquoi pas Kër Massar un espace de 127 000 km². kooku c'est pas un petit espace la population est de 562 000 habitants Kër Massar dafa rëy oui effectivement. donc président c'est vrai il faut être ambitieux dans la vie. un jeune ne peut pas dire que nit ki warul am ay ambition. mais juste ci li may dolli parce que question la boo xam ne ni ngay waxee nii ce qui veut dire que ni mbooloo mën nañ la xaaraat di leen. waaw je pense que mbooloo moom man dama ni mbooloo maa ko créé dama ko bëgg parce que mbooloo moomu gënal lu ma am damay nekk sax ci ay difficultés ASC bi jarama lu nekk damay toog sax mën naan sax dem naa ba sama soxna daf may mere ci ASC bi dem na ba muy yàlla di ko may boppam maa ngi woon ci ASC bi ñuy préparer final lépp lu mbooloo di def ci depuis 2010 ba léegi maa ngi ci muy ket muy set setal muy kermesse muy simb muy lépp luy organiser man maa ngi organiser ànd ak suma gars yi ci kanam laay nekk du ma toog mukk naan gars yi lii ak lii man maay ne ci kanam ñu def ko te ba bërki démb avant suñu mat lañu ko wàcc ci terrain bi di ket ba 16h dañuy ket ànd ak le président mbooloo dama na la ni même les secrétaires man maa leen formé ODCAV su ma demee daan ma xanaa doo président man leen man sama koñ laa gëm te damaa gëm ni dafay bokk ci nga xamante ni dañ leen di tudd ci la ville de Pikine ça. président lan moo la gën a naqari ci nawetaan. li ma gën a naqari ci nawetaan mooy violence mais yàlla suturaal nañu gis ñu ko lu bari Kër Massar parce que Kër Massar bien vrai que football bi am na fi ampleur joueurs yi baax nañ mais nag violence bi bariwu fi noonu par rapport ak les autres comme fi ñuy wax comme Rufisque comme fi ñuy wax comme Pikine parfois je pense que wàññeeku na ak tamit li ma gën a naqari ci nawetaan mooy que parfois day metti duñu am jàppale dañuy dem ba dañuy bëgg a bàyyi mais nag yàlla mu ngi ñu suturaal dam ni sama gars yi tant que ñoo ngi dox ci terrain bi xéwal baa ngi ñëw te mbooloo saa yu ñu jógee dañuy toog tey war a football suba du ñu am dërëm ñu bëri dañoo foog dañoo am ay millions nag mais yàlla balaa ñu suturaal balaa ñu tëdd rek yàlla day baaxal lépp mosu ñu manqué dara nag. lan moo la gën a neex. li ma gën a neex mooy finalu daaw bi parce que mbooloo dafa def ay piliers quart de finale j'ai pleuré équipe bi samay naaw la lañ fala football lu ne wax nañ ko mais nag yàlla suturaal nañu samay xarit lañ ma dóor leen j'ai pleuré ma xam ni jéggi naa benn pas ma ñëw demi finale équipe bi mëne ma remonté ko ma dem finale j'ai pleuré encore mais ba ma jëlee coupe bi non dama gën a kontaan dama xamante ni jël naa mbooloo yóbbu ko ci beneen phase loolu mooy mbégte bi ma gën a neex ci mbooloo. parce que aussi bu la nekkoon di jël coupe rek arrêté parce que parcours bi nga def yëpp nit ku koy def ku nekk trophée rek moom moo ko ci intéressé. mënoon nga jël coupe bi nga arrêté mais ba tey ñun problème bi ñu am mooy nga jël coupe bi continue c'est-à-dire ambition bi wax ko ba léegi. parce que dire que ne am na ñu nekk si ginnaaw loolu lan la ñuy représenté ci yéen. d'accord je pense que tey li nga wax ni c'est une bonne question dama jël coupe ñu bari na ma bàyyil sama bureau fi ma nekk waa TDST Touba Darou Salaam maa ngi leen di nuyu baax di nuyu directeur Lamine Ba di nuyu tamit Ibou Baara waa TDST di nuyu tamit gars yi yëpp ñoom Pa Aada monsieur Ndoye Mbacke Ndiir ñëpp daal Rama ñoom ñëpp daal maa ngi leen nuyu Asi ñoom ñëpp daal maa ngi leen nuyu Ibou Thiam di tamit wax ni dafa metti woon trop ba ma jëlee coupe coow li bari na trop ñëpp na ma bàyyil man leen bàyyil ma essayé gars yi na ma su ma dem jour boobu dama demoon bay bàyyi gars yi na ma président boo bàyyee du baax ba jàppaat ba ma jàppee tamit ñu bari tey seen loxo man leen yàlla rek a fi nekk te yàlla dinañ suturaal teewul ñu dem premier match ñu nul affaire yi met trop ñu ñëw deuxième match ñu dóor ñu 2-0 moo waat staff yi ne la man du ma toog premier tour ak gëm-gëmaa gars yi na ma ay ca équipe bi nga xam jël na paie mu ñëw ma dóor ko mu ne ma 1 ma dóor ko 2-1 ma ñëw quart de finale tamit seen taw buun affaire yi gën a mettiwaat buun mi équipe bi gën a mag ci Kër Massar du dóor 2 du dóor 3 4 5 lay dóor ma ñëw tenir ko ak bi dem 10 minutes ma dugal ko buun jaaxle ñii fu ñuy jaar yàlla suturaal leen ñu dem ba ci biir ñu égaliser par erreur défensif ñu dem série ñu gagné di leen remercier tamit buun équipe bu baax la équipe bu mag la tamit. Brésil actuellement tey jii lan lay ñaax fii mu dëkk lan lay jox aussi ñi nga xam ne ñoo ñu nekk ci ginnaaw préparer saison prochaine dëkkandoo yi ak quartier bi nga xam
ok je pense que mbooloo moom damay lancer un appel à tous les habitants de la zone na ñëpp jàpp parce que tey man boo gisee may xar suma tàng tubéy ci ASC bi pour sama doom yi pour sama rakk yi pour sama doomu xarit yi pour suñu rakk yi nga xamante ni suba tey boo demee terrain fekk leen fa da ngay yéemu ci yàlla su ma demee bàyyi ñoom laay gis gën a amaat détermination su ma tourné gis sama xarit ay jéego ay biraan mais du ma bëgg a bàyyi parce que ñooñu ay nit ñu am ay ñuy gore lañ parce que boo jëlee ku bàyyi rek jeune génération bi rey nga leen ñoo tax ma téye mais du ñeneen mais bu doon loolu rek mbooloo ba ma jëlee coupe laay dem mais nag fii laa dëkk bu kenn nangul jël man damay jël ba yàlla di ko dindi sama loxo ñu wax ne tamit saison bi ñu jëm nii dañuy ñaan yàlla rek am na lu ñuy préparé et que mbooloo ngi ñëw te dina gën a defarwaat te gëm naa li ma gëm mooy que yàlla bu dee yàllaa ngi maye ba léegi mbooloo dootul toggati quart de finale incha allah te ñoo ngi ciy préparation yu mat incha allah d'ici semaine biir ñëw dinañ woote benn réunion la bureau waaw maa ngi gërëm suma soxna bu baax parce que tamit jàppale na ma te tamit ku ma bëgg la di ñaan yàlla rataxal diggante bi duñ gën a yàgg ñaana sama doom tamit mbay yàlla yàggal ko fi ci kanam di gërëm tamit suma papa parce que man suma papa rek laa am El Hadj Gaban Dieng yal na ko yàlla xaaree àjjana di gërëm suma yaay di gërëm suma taawu kër muy Baye Cheikh Dieng di gërëm sama mag yëpp ay maam Thierno Abdou Dieng Talla di gërëm sama mag yi jigéen ñi ñoom nday am yi di gërëm tamit suma goro bi Bastouré nga xamante ni tey bu ko neexoon na romb na niveau nawetaan mais day bàyyi lépp di ñu jàppale di gërëm tamit suñu président commission sportive muy Famo Diatta muy ku am détermination ku bëgg li muy def di gërëm tamit suma xarit Diego kooku tey foo tourné gis président gis ko Birane Cissé Matar Seck di gërëm tamit ñoom Liwi di gërëm Baye Fall yi parce que dañoo ne tey ASC bu doxee rek supporters yee ko doxloo te ñuy gërëm bu baax supporters mbooloo yi di gërëm tamit Baye Fall yi seen président Baye Mar di gërëm suñu capitaine bi Maguette bu jàmbaar di gërëm jour yëpp tey li ñu def ci mbooloo mënuñu leen a fay te nag kenn du ma sonal ci président lii président laa kon ñu ngi gërëm tamit toute la population de mbooloo mënuma ñàkk a bañ a gërëm ñii nga xamante ni tey ñoo jàppale mbooloo ku ci mel ni grand Jibi Mbodj ak doomam Badara fu mbooloo amee loo xamante ni jaaxle na ko rek bu ñu demee fëgg grand Jibi muy ko di poosam di nekk mu jox ñu ko di gërëm tamit grand Mor Kane muy nit ñoo xamante ni tey fi mbooloo toll ñoo ko fa yóbbu di gërëm Kaaw di gërëm Manga di gërëm délégué di gërëm la Lyon madame Ariette Thiam di gërëm tamit ñëpp ñi nga xamante ni tey jàppal nañ mbooloo ba mbooloo yegg ci fii di wax jërëjëf waaw. donc chaîne bii nga xam ne mooy Live TV nga xam ne tey bon dafa ñëw mënoon na yem ci champion mais dañuy dem seeti ci président yi comme lu yi tey parce que dafa am loo xam ne mënoo taxaw si biti di ko wax mënoo laaxat si biti di ko wax tey Live TV ñëw indil la vision chaîne bi nga xam ne fii la nekk ci banlieue boo amoon loo leen di ñaax tey ak lan nga ciy wax ci chaîne bi di Live TV ba nga xam ne ay jeunes ñoo ko créé fii ci biir banlieue. waaw je pense que Live TV tey damay am fierté di tamit ci liggéey bi ñuy def parce que tey il est temps pour que espoir wu la ville de Pikine développé parce que tey boo dee xool tey joueurs yu bëri dañuy génn ci ville de Pikine su mel ni Kër Massar su mel ni la ville de Pikine daal tey ñun Live TV tey duñu def du saluer geste bi muy def seeti président yi ñu wax li nekk seen biir xol parce que bëgg da am na lu ñu bëgg a wax mais mënuñu ko wax c'est à travers de Live TV moo tax tey ñu mën a toog mën a exprimer wu ñëpp xam lan la ñuy dund ak lan la ñuy dundee de que tey ASC je pense que kenn mënu koo dundee dañ koy dundal te ñun dañoo nekk ci phase boobu di dundal ASC mënu yor kenn ASC boo xamante ni amoo subvention match bu jotee doo am dara 0 franc ngay démarrer kooku mënoo dundee ASC bi di wax ni nag gars yëpp delloo seen xel yi te xam ni li may def nii jeunes yu bëri mënoon nañ ko def mais nag yàlla natt boobu la ma teg dama koy assumer jaajëf. Kër Massar. président Kër Massar. en fait je pense que Kër Massar ville bu rëy Kër Massar tey dañoo ne boo gëñëwul Kër Massar te du ngay yaakaar ville de Pikine te Kër Massar li fi nekk ci doomu aadama macha allah ay jeunes yi am courage yu déterminé wu tey gëm naa ni Kër Massar dafay nekk la deuxième ville de la ville de Dakar d'ici quelque temps 5 ans à 10 ans te dama kaa gëm te nag ñun pare nañ en tant que jeune président
pour wooy président yi fi nekk yëpp ñu nekk benn xool lu ñuy defaree suñu commune Kër Massar tamit am nañ ci yaakaar quoi am nañ yaakaar bu mat. En fait je pense que Kër Massar ville la bu rëy Kër Massar tey dañoo ne boo gañewul Kër Massar jarul ngay yaakaar ville de Pikine te Kër Massar li fi nekk ci doomu aadama macha allah ay jeunes yi am courage yu déterminé wu tey gëm naa ni Kër Massar dafay nekk la deuxième ville de la ville de Dakar d'ici quelque temps 5 ans à 10 ans te dama kaa gëm te nag ñun pare nañ en tant que jeune président pour wooy président yi fi nekk yëpp ñu nekk benn xool lu ñuy defaree suñu commune Kër Massar tamit am nañ ci yaakaar quoi am nañ yaakaar bu mat ci Kër Massar di tamit ñaan yàlla bu yaakaar boobu tas te boo xoolee Kër Massar li muy doxee rek xam ni ñaan yàlla bu yaakaar boobu tas te boo xoolee Kër Massar li muy doxee rek xam ni Pikine dina ñëwaat incha allah. en tout cas Live TV ñu ngi lay gërëm di la sant di la wax ne aussi pare nañ ñu nekk seen partenaire. heure boo soxlaa Live TV ak foo ko bëggee rek soo ñu mooy di déplacé ñu waxtaan ak yow kon am nañ trop. Merci beaucoup Live TV je vous remercie. Merci bon courage jërëjëf.